mangook culture bi tey caada dafa ñu yóbbu ba fële ci université Cheikh Anta Diop bu Ndakaaru IFAN fas yéene wax ci wàllug archéologie bu nu ko déggee nag mooy yoo xamante ne daal daf ñu fi jiitu mën nañu jàpp sax mag ñi nga xamante ne ñoo fi nekkoon ci jamono yu yàgg jiituñu lool bu ñu nee nag archéologue mooy koo xamante ne nii xam-xamam dafa màcc ci jàng mag ñooñu ni ñu bindoo woon waaye tamit bu ñu demee sax ba dëddu àdduna léeg-léeg bu ñu leen dencee daañu dem sax ba dinañ xool nag ndax nit daañu ne bu ñu ko dencee dina dem ba ay jëmmi jamono ay yax kese lay mujj doon yax yooyu tamit ñoom dañuy jàng léeg-léeg yax boobu nu mu bindoo sax ci biir suuf mu nekk ab liggéey boo xamante ni lu am solo Ibou Diouf moo ci defub gëstu ànd ceeg Amadou Ba. jumtuwaay yi di mbanargal li maam yu daan jëfandikoo loolee ñu yëngu ci wàllu archéologie ne lu am solo la moo tax ñu koy sàmm saa su nekk. am na ay xeer yoo xam ne dañ ko taaye ba mu doon ay outils am nañ ay xotu ndaa yoo xam ne mun nga si jàngat lu bëri si affaire technologie parce que loolu lu yàgg la aussi. yëpp ay archives la parce que mun nañ si jàngat xam nit ñi nu ñu doon dundee yan feebar lañ doon am naka lañ ko doon fajee yooyu mooy njëriñu archéologie. jumtuwaay yi ñu naan leen vestige bëri ci wuute ñu jële ko tamit fu gox yu bëri ci réew mi ak sax ci biti réew boo ñëwee fii ci IFAN di nga ko fi fekk. archéologie genre archive la archive mooy mémoire loo xam ne mun nañ ci sukkandiku pour informer la gouvernance d'un pays. archéologie lu ci am solo mooy daf ñuy jàngal lu bëri pas simplement ci ay objets mais ci environnement bi. jumtuwaay yi di fësal suñu démb liggéey suñu maam yi ak sax seen dundin sàmm ko yombul nag ndax dafa ànd ak ay jafe-jafe yu bëri. au-delà de li maam yi bàyyi woon jumtukaay yeeg ñoom seen. loolu njëriñam du rekk ñu teg ko pour di ko xool mais dañ ci war a jàngat lu bari dañ ci war a sukkandiku pour mun leen dépasser. que ñoom fa ñu doon gis loolu moo ñu mun a jàppale c'est-à-dire xam-xam boobu du loo xam ne rekk dañ ko war a kii nii juste di ko xool mais dafa war a doon njëriñ te buñ ko protéger wul ba dañuy dem jëli xam-xamu ñeneen. di ko jëfandikoo te loolu daf ñuy rey en tant qu'identité culturelle. archéologue yi li leen gën a ñor jamono ji mooy nees def ngir askan wi gën a xam njëriñ yi ak ni ñu def tamit ba saa su nekk ñu ñëw di ko saytu. kon tubaab yi ak ñi njëkk archéologue yu sénégalais yu njëkk yi wax dëgg ku ne da ngay indi teg du loo xam ne yaa ko moom dëkk bi yëpp Sénégal yëpp a ko moom donc yooyu yëpp buñ ko dajalee depuis près de mën naa ne depuis 1936 ba léegi bon xaw na am solo mais nag bu dee nit ñi duñ ko gis amul njëriñ donc l'idéal c'est que loolu ñu koy génne de temps en temps pour wane valeur yi ci ne technologie bi ci ne mën-mën bi mu àndal ak ci xel ak ci jëfin aussi. ak exposition yi ñuy amal nag dinañ wër yenn saay réew mi wala ay exposition itinérante ngir fexe ba askan wi di fi faral di dem di nemmeeku li nga xamante ne moo bàyyeekoo ci dundinu suñu maam yi. mi ngi noonu mu nekk nag reportage bu am solo lool bu neex lool Ibou Diouf dina ci dikk ak ñun balaa boobu nag damay nuyu Mamadou Ndiaye fekk si nañu ci plateau bi Mamadou Ndiaye nag journaliste 2.0 laa ko duppee maa ngi lay nuyu Mamadou Ndiaye. maa ngi lay fay soxna Fatou Kiné di nuyu ñi ma bokkal plateau bi nuyu téléspectateurs yi ak internet. ma ngoog ci kanam tuuti di nga ñëw ak ñun ci loo xamante ni sonaloon na lool Cheikh Tidiane Diaw Chérif Dia ba ci Ibou Diouf keroog ba Facebook paane daa mel ni rek daal àdduna su tukki lu doy waar la am ci juróom sama réseau paanul woon moo maa la wax lii dinañ la ci wax dara ci kanam tuuti Ibou maa ngi koy wax léegi nga ñëw ak ñun ci reportage bu am archéologie mu jaadu itam nit ñi xam léeg-léeg jamonoy maam ya nit ñu njëkk ña seen ni ñu bindoo woon bu ñu dëddoo àdduna itamit dañuy dem bay sax gëstu gannaaw bi li nga xamante ni nii moom mooy li ciy des ci ñoom. waaw
Fatou ne ni nga ko waxee noonu la xam nga boo nee archéologie rek dañ la naan c'est une discipline scientifique boo xamante ne mooy saytu loolu. donc ñi ci yëngu wax nga ko léegi di ay archéologue di ñoo xam ne seen xam-xam dafa màcc jëm ci jumtuwaay yooyu. donc solo si dañ la ne dinañu permettre yi ñuy for. bu koy fàttali léegi am na benn découverte bu ñu defoon il y a 5-6 ans. côté Ouest Foire. yooyu noonu archéologue yi am nañ jumtuwaay yi leen di may. ñu mën a xam fii ñan ñoo fi njëkk a nekk ñan ñoo ko doon jëfandikoo ci yan anam. donc loolu en quelque sorte mu ëmb discipline boobu. te yaakaar nañ lu am solo la parce que souvent dañ la naan archéologie moo lay permettre nga mën a mesurer évolution bi maanaam démb nit ñi ñii lañ doon comporté woon nii lañ meloon ay jamono ay siècle wala sax ay at yu bëri. fii la ñu jógee fii la ñuy yegg si tey donc loolu jumtuwaay moo ñu koy may professeur Thiaw wax na ko léegi histoire am na lu ñu bind. am na lu tradition orale wax waaye am na lu ci rëcc. loolu en général jumtuwaay yooyu mun naan vestige mooy permettre spécialistes yooyu ñu mën ci àddu bind ko partager ko ak askan wi. mu nekk lu am solo kii Cheikh Tidiane Diaw. waaw kon de vestige boobu nga tudd sax la am ngoon laajte mooy lan ci lan la ñu duppee vestige archéologique. waaw vestige archéologique maa ngi naan vestige archéologique en général lépp lu maam yi daan jëfandikoo la. gis nañ ko léegi ay Tujitunda gis nañ ko fii ay këll gis nañ ay bracelet. dañuy dem ba for fa or. donc lépp loo xamante ne ci ay jamono doon nañ ko jëfandikoo. moo waral yenn saa yi ñu dem ba benn dëkk gis ne fii ay jamono am na ñu fa dëkkoon ñu def seen fuy généralement bu ñu ko defee dina am ay jumtuwaay ay matériaux yu ñu fay fekk. ngir ñu mën a xam nan lañ daan dundee. voilà yooyu généralement loolu la ñuy wax. te yooyu ba léegi nii ñu ngi koy for. ñu ngi koy def saa su nekk. récemment Ibrahima Thiaw mu naan am na benn mission bu ñu war a def dans le nord du pays. xam naa ne dinañ fexe ba bu ñuy dem. bu ko mënee ñu ànd ak ñoom parce que yooyu yenn saa yi askan wi dañ koy soxla. parce que c'est des spécialistes yoo xam ne tamit ñu ngi def liggéey bu mucc ayib. mais xëy na côté bi bu xaw a sooxe mooy nan la ñu mën a def tey ba askan wi approprié wu ko. lu am solo la ci suñu cosaan parce que am na lu bëri lu ñu rëcc. bu ñu jaaree foofu xëy na mën nañ ci am as tuut. non dama gis lu yàggul dara Soudan du Sud. waaw dafa am ay ñuy def noonu comme ni nga wax ay vestiges archéologiques di ko seet ak ay xarala yu yees yi dañuy jël di jéem a détecter naka la nit ñi daan dundee foofu ba yeneen découverte ay parfois dina tax sax ñu pousser yenn ci historiens ñu revoir l'histoire. waaw te loolu dafa nekk lu am solo. voilà muy reportage bu am solo bu ñu defoon foofu mais également booy seetaan souvent les médias occidentaux da nga ko gis. parce que les Égyptiens sont très en avance ci loolu. donc à chaque fois da ngay dégg ñu. am ay découvertes yoo xamante ne dafay xaw a remettre en cause yenn conception yu mu amoon. da nga naan en fait nit ki moom mooy c'est le premier homme par exemple ñu def beneen découverte. wala ne ki ñu am nii. jiitu na ki ñu yaakaaroon jiitu na ko lu yàgg. te li leen koy may mooy jumtuwaay yooyu ak xarala yu yees yi nga koy wax ne ni yi ñuy faral di def pour mën ko dater ñu naan datation yu le plus souvent. te loolu day yomb sax ci Afrique xam nga souvent bu ñu ne l'Afrique c'est le berceau de l'humanité dara taxul ñu wax ko donc je pense que genre découverte yooyu war na mën a yomb ñu di ko def ci Afrique du doon lu jafe aussi. waaw moo tax IFAN da ciy amal ay jéego yu vraiment ay liggéey yu mucc ayib souvent mënoon nga gis benn dëkk bu ñu la ne il y a 50 ans am na ñu fa dëkkoon. mais pour nga xam am yenn information yi ci communauté boobu dañuy dem def ay fouilles. généralement liñ fay fekk nañ moo am ay bracelet moo xam ay tojitunda moo am ay perles. yooyu noonu buñ ko analyser en général. dañuy am résultat yoo xamante ne dafay beesu seen njort comme on dit donc muy discipline boo xamante ne. am na solo lool bu weesoo loolu nag mooy nan la ñu mën a def tey pour li ñu am parce que gis nga ko léegi c'est une richesse bëri na vraiment ay jumtuwaay yu yéeme yu fa nekk weesoo ossements humains yi da nga fay gis ay restes alimentaires moo xamante ne ay lekk la woon. ñu conserver ko maanaam côté conservation bi tamit ñu ngi ciy def jéego yu mucc ayib. yu am solo. waaw découverte fortuite Chérif comme ni ñu ko waxee woon léegi yenn saa yi da ngay amal sa projet de construction ngay tabax
xam nga ku tabax moom foofu nga fondation maçon yi yenn saay da ngay jékki saay rek yem ci loo xamante ne lay leer ne lii am na une valeur historique boo xamante ne bu ci spécialiste yi jotee rek mën ni indi beneen njëriñ loolu la ñuy wax découverte fortuite généralement taxu la woon jóg mais ci sa liggéey da nga dem ba gis ko te loolu tamit bokk na ci nga xam ne moo gën a jëmal seeni collègues est-ce que souvent dañuy toog dañu woo leen ne leen am na lu ñu gis fële te yooyu tamit lu am solo la moo tax loolu jar na di sensibiliser askan wi comme IFAN pour gis lu mel ngay tabax wala sax xam ni kër bu mel ni IFAN mi ngi fii pour yooyu voilà soo découverte fortune nag soo demee ba def ko ban taxawaay nga war a am waaw parce que dañ la ne élément yooyu ngay for sa alal amoo droit utiliser ko def kii nu mu tëddati pour sa approprié wu ko moomoo ko c'est comme le drapeau national moomoo ko donc Sénégalais yëpp ko bokk donte nag sa kër nga ko fekk moo tax dañ la ne boo ko gisee sa première réaction mooy nga aviser ñi nga xamante ne ñooy autorité administrative yi d'abord ñoom xam nañ jumtuwaay ak yoon yi ñuy aw en général pour wax ko waa IFAN bu ko defee yoon bi day leer pour wax la rek importance bi nga xamante ne vestige yooyu am na ko donc yow yaa koy jël la yóbbu ko IFAN mais dafa am yoon boo xamante ne fa ngay jaar commune beeg sous-préfet wala le préfet. maanaam bu nit doxee ba comme ni nga wax bu ci nit yemee gisee ko. waaw nan la war a def daf koy jël wala. waaw da ngay aviser kilifa yi. da ngay aviser kilifa yi. li ñu njëkk a xalaat nga baal ma mooy jaay bi déjà moo nekk problème bi. moo nekk problème bi ci yenn dëkk yi li may wax ni sànq rek maa ngi koy suivi ci benn les médias occidentaux loolu moo nekkoon kii bi parce que bon bu ñu nee yenn ci zone yooyu dañuy dund d'habitude ci yenn zone yi nga xam ne ñuy defee découverte dañuy dund pauvreté dañuy dund leneen donte duñu xam solos li ñu am wala li ñu gis noonu valeur bi duñ ko xam mais dañ leen di teel a diw wala benn Mamadou Ndiaye mën na ñëw ne leen pourtant lii nii ne boo ko weccee ko mën nga ci am lu bare bare dëgg la xam nga loolu moo tax y a une direction bu ñuy woowee direction régionale des affaires culturelles yenn saa yi benn copie la booy bind par exemple jébbal ko préfet région bi bu doon Dakar tey préfet Dakar ngay dem bu ko defee coordonné ki nga xamante ne moom moo def découverte bi dañ koy jël béréb bi ñu ko jëlee. lan lañ doon def pour mën a am patrimoine boobu. bu ko defee rek ñi nga xamante ne ñooy saytu les archéologues comme institution bu mel ni IFAN dinañ jël matuwaay yi war pour ñëw vraiment. def liggéey bi ci waat c'est vrai que bu dee yenn produits yi am valeur yi du yomb topp procédure boobu imagine tey nga doon def fondement yëkki saa yem ci mallette or ci jaasi wala jaasi maamu Chérif Dia Cheikh Tidiane Gaye jaasi ba mu doon donc wala mëkk doom yaak yooyu mëkk doom yeeg donc muy vraiment mais am na beneen liggéey même ci côté média gën a sensibiliser population bi ñu xam ci solo toujours di yenn découverte yi nga xam ne mën nañ ko def xam nga fii mën nga découvrir benn affaire da nga naan ah garaawul rek ak ñun ku xam bu baax na ni ñuy dundee donc di gën a sensibiliser. waaw mooy démarche boobu sax boo xoolee IFAN ñu ngi ci def ay jéego. moo da ngay dégg ñu naan patrimonialisation des produits culturels maanaam fexe bi askan bi mën ko approprier wu. surtout côté musée yi. par exemple nga toog yekki saa yi jël say doom. yóbbu leen ci musée ba ñu xam lu fa nekk dinañ fa fekk ay spécialistes yoo xamante ne bu ñëwee dinañ ne par exemple musée bu Dakar bu fa ñëwee dinañ la ne lii. Cheikh Ahmadou Bamba mu doon jëfandikoo El Hadji Malick Sy Maam Ibrahima Niass ak yeneen am na ci labo yoo xamante ne loolu kese la lu am solo la lu am solo luñ ko war a jëmal tamit c'est vrai que média bi ñu ngi ciy def mais doyul foofu patrimoine li mu wax dafa am solo patrimoine parce que boo xoolee réew mel ni France journée nationale patrimoine bu amee
nit ñi ni dawee ci musée yi di visiter ci da ngay yéemu. donc je pense qu'il faut que ñuy valoriser. ñoom dañu jox gëdd loolu je pense que fii ñun aussi loolu moo ñu xaw a waaw il faut maanaam tàmm la tàmm gi mooy tàmmal ko sax suñu tout tànk yi pour que génération yi di ñëw tamit ñu xam ne aussi Sénégal ni yeneen réew yi dañu am suñu taarix mu baax tuuti ñu di ko yiraat am na solo loolu Ibou tey moom vraiment c'était un plaisir bu ma lay déglu parce que ñi ngi découvrir lu bare bare loo xamante ne xëy na dañu ko umpale woon dañuy jàll léegi ci pàcc bi ñu jagleel TIC ak Nouveau Média